الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على حبيبنا وطبيبنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المتقين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp giidal ci nuyoo bi ki woote jotaay mi maam Cheikh Mbacke président AIS ak sunu nijaay ji baax ji toog Imam Mbaye Niang ak bu xam yu toog yëpp ñu ngi leen di leen ziare xam naa kon rapidement pour introduire ñaari thèmes yi ci des ci lu gàtt rek dañuy wax ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee doomu aadama mi mindaa fon moo xam lu mu ko defal ko kenn defal na ko loxo buy jëf boo ni wan mbaam mi xel loxo may ma ci kaas si mënu ko làmma ñuy wax xel muy xalaat jëmm ju taxaw yooyu yëpp bu ko defalee tàggatal ko lépp daam lu mu ko sant mooy lan mooy mu taxqiq xilaafatullahi ala ardi moo loolu mooy lan mooy ñett defar nit defar am pénc mu saf sàpp yàlla waaye développé àddina bi borom bi subhanahu wa taala yooyu yëmu ca waaye dafa tànn ay nit ñu baax ñu sellal leen muy ay yonante sant leen ñu dimbali nit kooku bu ñu xoolee xarakatu tawxid maanaam le mouvement prophétique ci juróomi étape la jaar étape bu njëkk bi mooy marxalatul misaq al fitri yi commencé ci Adama nit ngi dund ci fitra ci ak mbaax ba ci marxalatul noox commencé ci marxal al xujjati risaliya boobu ak yéefar commencé naa law yàlla yónni ay yoon joxe leen lettre bu ànd ak awlay ku weddi alku wa ma kunna muadibina hatta nabaasa rasula ñu dem ba ci Ibrahim mais marxalatu an nubuwa al qaida ndax Ibrahima moo mat xelum doomu aadama jële ko ci jaamu ay bant ñi dem ci jaamu ay biddiw dem jaamu weer dem ci jaamu li gën a màgg ci alamu shahada mooy sams bu dugg dem nag ci alamu jaamu kenn ko subhanahu wa taala ba ci état bu nag almarhalatu an nubuwati al aqila yonente goo xam ne ñu ngi ko tabax ci kaw xel muy nubuwa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp ci xel la même miracle li miracle coranique ci xel la tegu mooy xam-xam iqra da ngay jàng comprendre daal di gindeeku yonente bi nag negam yonenteem ci xel la tegu moo tax mu samp daara commencé liggéey di liggéey daara yi commencé ca Tashkand fa ñu sunu imam Bukhari yi ba ca Poitiers ci France daara yi alxuraan ñooy civilisé adduna bi ñoo fi andi mbaax ville de Rente bind ci xasul daara nee na Europe bu ñu jotee ci la philosophie grecque nañ ko sant ndonga daara yi ndax ñoom ñoo ko jëlee ci ñoo ko traduire jëlee ko ci grec yi andi ko ci arabe ñoom ñu mën a jot mu des benn étape nag mooy marxalatu alwirasa summa awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina yàlla nee na ndonga daara yi laa ko dénk ndonga daara yooyu nag mu jàng alxuraan karim yi pour ñu mën a réussir mission boobu nga xam ne mission bu sacré la yan matukaay yan jumtukaay yan melokaan yi moom ñoom war a nekk ci ñoom moom la ñu suñu mbokk mii di waxtaan mi al imam Adama Seck barab bi ñuy jàngee jumtukaay yi ñu jëfandikoo nan lañ koy dëppaleeg jamono moderniser ko moom la ñu kilifa gu baax gi di professeur Babacar Samb di waxtaane kon xam naa dañuy njëkk a jox professeur Babacar Samb moom waxtaane ci nan la ñuy moderniser jumtukaay yi nga xamante bi nii moom la ndongo daara bi di mën a liggéeyee ba liggéeyam gën a mën a gaaw gën a mën a baax gën a mën a sell gën a mën a tegu ci yoon wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tafaddal ya cheikh di beral nuyoo ñu yàlla jaarale ci seen sabab daje tey bi te mooy waa AIS di beral nuyoo ki ko jiite muy maam Cheikh Mbacke Awa Ba maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba di sant bu baax a baax ci boole gi ñu boole jataay bi wax dëgg yàlla maa ngi koy wax biig si guddi rek di ko tooñ ma ne ko suñu secrétaire général bu ministère dafa daan tooñ naa ma Babacar les daara actuellement sont au cœur du système éducatif sénégalais mais yow yaakaar naa ne tey jii yow yëkkati nga daara yi au cœur de la République du Sénégal yaakaar naa ne képp kuy xool presse bi tey ak fan yii ñu génn xam nga ni daara saf na ci sap te opinion publique yaakaar natukaay la kon ñoo ngi lay sant la gërëm maam Cheikh di ñaan yàlla barkeel liggéey bi di beral nuyoo nag suñu kilifa yi ñu fekk yëpp mooy kilifa diine yi kenn ku nekk ñu lay wàcce sa wàccu waay ak suñu magi daara yi fi nekk xam naa ni dina ma tiis lool ma toog fii jàkkaarloog imam Mbaye Niang te tatalagaluma ko félicité ko parce que liggéey bi ñu nekk ci ministère di ko def
yaakaar naa ni lim ci liggéey néew na ko ci liggéey ci biir Sénégal kon imam jërëjëf ci taxawaay bi ñoo ngi lay wàcc sa wàccuwaay di beral nuyoo tam suñu mbokk suñu xarit muy Mame Gor Diouf di secrétaire général ministère de la femme muy nekk ku yàgg xeex ci daara yi du toog ñaari fan ñett te woowuma te wax dëgg yàlla amul temps parce que en tant que secrétaire général du ministère nekk deuxième personnalité du ministère yaakaar naa ni amoo jot ba léegi mi ngi toog jàpp njàmburam am na ñoo xam te nii bëgguma détaillé yàlla na yàlla musal ci wax baaxul di nuyu itam suñu xarit bi ñu dendal ci liggéey bi muy Adama Seck ak imam Xaali yàgg nañoo bokk di liggéey ba kenn ku nekk ñoo ngi lay nuyu la wàcc sa wàccuwaay xam naa ni du ma am temps pour développer li ma bind mais comme que yàlla dogal na ñun thème biñ ñu santoon ci inspection des daara maam Cheikh dafa wax nañ ko bind envoyé leen ko bind naa ko envoyé leen ko lii benn copie la yaakaar naa ni ñoom dañ ko jox képp ko bëgg ñoo ngi ko tuddee woon modernisation des daara force faiblesse limite et opportunité dañuy def am na benn glissement bu am parce que dañuy wax projet modernisation daara mais en réalité c'est la politique de modernisation des daara force faiblesse limite et opportunité ma tënk ko ci point yi xam naa ni kéet dama koy joxaat incha allah maam Cheikh mi ngi nii mais dama xam ni waxtu mayul ñu lire ko wala ñu développer ko mais dañ ko tënk ci tomb yi ñëw Serigne Diop Mokhtar bu njëkk mooy ñu wax leeral lan la état bi jublu ci modernisation des daara beneen tomb bi ma wax ci contexte ak justification asiyaq wal mubarrirat point bi ci topp ci la abordé li ñuy wax la vision de l'état par rapport à la modernisation daara état bi nan la gisee loolu ñuy wax modernisation des daara tomb bi ci topp mooy ahdaf al stratégie li ñuy wax les objectifs stratégiques de la politique de modernisation des daara point bi ci topp mooy al injazat abral aliyat mooy réalisation yi état bi def ci modernisation des daara mooy point bi sixième point bi septième point bi mooy ci la accès nag ci li ñuy wax thème bi en tant que tel li ñu proposé woon mooy niqaatu daaf wal quwa wal ixfaqaat wal furas al mutaaxa maanaam force limite wala faiblesse ak opportunité yi am ci liggéey boobu ñu def pour commencer loolu damay wax ni dama koy tënk rek yaakaar naa ne point yi mi ngi ci document bi di ngeen ko am yëpp incha allah damay wax ni modernisation des daara juddowul ci këru ëttu état mu daan wax ci texte ba bi nu en arabe lam taati masala taxdir al madaris quraniya min ruxmi dawla wa innama hiya ijtihadatu ashxaas min xiriji al madaris quraniya hum allazina badaw hadihi tajruba du état toog ni nga muy modernise daara yi état dafa toog gis ni en tant que institution moom la jàngal doomi réew gàll ci loosam maanaam jàngal waa réew mi loolu état moom la war moo tax même suñu constitution article numéro 8 dafa wax ni état a l'obligation d'éduquer l'ensemble des fils du pays kon jàngale mi ngi mel ni sécurité ci état moo ko gàddul waa réew ma bi état bi gisee ni daara wala njàngum alxuraan càkkutéef la ci société bi mu gis ay nit ñu ci def ay jéego mu ne naka laay def pour jàppale leen moo tax booy xool état bi muy sanc li mu tuddee inspection des daara fekk na daara moderne yi fi xas ci réew mi commencé bari pour wal na ni maanaam état jugul ni damay moderniser dafa gis ni daara am njàngale moom te nii ñu baree bari ci Sénégal dañu koo bëggal seen bopp mu ne kon wareef def ci man ma jéem leen jàppale accompagner leen loolu mooy li tax état bi dugg ci modernisation des daara beneen bi tam mooy dafa am ñaari mbir yoo xam te nii pousse na état pour mu dugg ci daara mooy état dafa bokk ci communauté internationale jël ay engagement ci ni réew mu nekk da nga war a jàngal sa waa réew ñu wax éducation pour tous yaakaar naa képp kuy xool documents yi nga gis ODD 4 di nga xam li mu signifie mooy état Sénégal dafa bokk ci état yi àdduna bi engagé wu ni war nañoo jàngal seen doomi réew maa ngi wax barki démb rek ci benn ndaje bu ñu amoon man leen ODD yi war nañ koo leeral sénégalais ba ñu xam ko may joxe misaal ci ni sang ba sallallahu alayhi wa sallam
ba muy wax ni xel fekke woon ca ibnu Judaan mu ne bu ma ci wootoon ci biir islam ma dem wuy ji laqad shahidu bi daar ibnu Judaana xilfan law duitu ilayhi fi l islaami la ajabtu parce que la ko tënkoon ay objectifs yu noble la ay xalaat yu leer la man loolu daanaka moom lay misaale ODD yi ak convention internationale te ñaar di wax ci wàllu jàngale mooy lan mooy communauté internationale dañu jàpp ni war nañoo àndandoo xeex ba ignorance jóge fi al jahl war nañoo xeex ba al faqr jóge fi war nañoo xeex ba injustice jóge ci àdduna bi maanaam yooyu ci gàttal mooy tënk ODD yi mooy tënk yenn convention te dafa jëm ci wàllu jàng ak jàngale moo tax ñu ne réew mu ci gën a deltu ginnaaw say ndimbal wàññeeku kon damay wax ni engagement yi Sénégal jël sur le plan international pousse na ko ci mu xalaat si ni war na jàppale daara yi beneen bi mooy ay càkkutéef war réew mi la yaakaar naa ne temps bi du ko mayee mais képp kuy fàttali ko états généraux de l'éducation et de la formation 81 yaakaar naa ni doléance ak revendication yi ñu defoon ci gën a ëpp solo mooy nañu duggal njàngum diine ci biir école publique sénégalaise yaakaar naa temps bi du mayee ñu rappeler processus bi système scolaire sénégalais yu jaar mais ku ne xam na ni assises yi mujj li ñu doon liggéey li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba école bi du nekk école française mais école sénégalaise doon école sénégalaise yaakaar naa ni états généraux yi 81 ñoo sàkk woon ñu dugal diine ci école yi assise de papa ñoo sàkk woon ñu moderniser daara yi tabax franco arabe yi assise yu mujj yii moom ñoo sàkk woon pour ñu développer institutionnaliser l'enseignement religieux ci conseil présidentiel bu 2016 président jëlaat beneen recommandation forte pour que ñu fexe ba institutionnaliser l'enseignement religieux et la modernisation daara mais li ci ëpp solo mooy ñu fexe ba élever ko au niveau des politiques publiques ñu fexe ba institutionnaliser ko loolu yaakaar naa ne processus moom tamit dafay temps bi du may ñu développer ko mais damay wax ni yëpp dafa gàllu ci ndoddu état ngir mu jàppale daara loolu tamit dafay fekk si beneen option bu am solo boo xam te ni état bi jël na ko mooy li mu tuddee diversification de l'offre éducative mooy ginnaaw doomu réew mépp a war a jàng te ñëpp bëgguñu benn njaxeetu njàngin bi fu ñu jaar ñu tanwiya fu ñu jaar ñu diversifier offre éducative loolu mooy li tax franco arabe yi juddu mooy li tax daara moderne yi juddu fexe ba bépp sénégalais nga jàng parce que ci constitution bi léegi dañ ciy def obligation scolaire de 10 ans ci suñu loi yi sa loi d'orientation dañ ci dugal léegi ni bépp doomu Sénégal da nga war a jàng mais nag njàng mi kenn du ci gàk kenn ku nekk dañ ko bàyyi li mu bëgg a jàng mu jàng ko l'essentiel mooy profil de sortie bi mu nekk rek loo xam te ni nañ ci déggoo mooy nekk un bon citoyen comme te mën ngaa jëriñ sa réew am nga njëriñ société bi ngay dund loolu mooy profil de sortie bi mais li ëpp solo mooy lan moo di ni ci option boobu ci diversification offre éducative boobu daanaka yaakaar naa ni mooy li dëppook Sénégal li tax li ma ci joxe firnde rek moo di ni maa ngi fàttaliku ci Magal Touba 2010 am na benn panel bu am solo bu ñu def ci guddi gi ñu tuddee ko quelle offre éducative pour Touba quelle offre éducative pour Touba wala quel système éducatif pour Touba maa ngi fàttaliku offre yi ñu fa présenté xam naa ba léegi ñu ko présenté mooy parce que l'offre classique l'enseignement classique l'ancien IA bu jural Omar Ndiaye moo ko présenté woon deuxième offre bi Moussa Fall suñu xarit bi nekk Iran actuellement moo ko présenté woon les franco-arabes troisième offre bi Serigne Mbacke Abdourahmane moo ko présenté woon mooy daara moderne mais la ñu doon ci conclusion yi mooy wane ni daara moderne mooy offre bi dëppook sénégalais yi ëpp sénégalais yi bokk lan mooy daara moderne mooy fexe ba xale bi mokkal téere bi yàlla bi subhanahu wa taala fexe ba jumtuwaay yi ñuy am pour ngir songu jamono ngir développer nga fexe ba bu nekk ci yow parce que ñun même booy xool ci projet de loi bi ak ci concept daara moderne muy tënk modernisation daara dañuy wax ni daara mooy lépp bépp place boo xam te nii dañ fay jàngale téere bi yàlla bi ngir mokkal ko ak xam-xame diine yi ak di fa am yaru d'islam bu dëgër ñett yooyu ñooy tënk daara de manière générale ci concept bi béréb bu ñuy jàngee alxuraan di ko mokkal am fa yaru diine boole kook di fa jàng xam-xami diine yi ñu ne pour wane lan mooy daara moderne ñu ne daara moderne mooy bépp béréb boo xam te nii li ñu waxoon ma nga fa maanaam mokkal alxuraan jàng diine am yar bu baax ba pare nag ñu dugal fa jumtukaay yu bees yi li xam les compétences modernes kon yaakaar naa ni offre boobu sénégalais boo waxal ñaare bu dee ab jullit ñaare bañu ko mooy bi mu bëgg kenn ku nekk boo sañoon sa doom mokkal téere yàlla bi kenn ku nekk boo sañoon sa doom am yaru diine
kenn ku nekk boo sañoon sa doom am jumtukaay yu mu songe jamono wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia. damay wax ni li boroom xam-xam yi di wax ni islam ñaare daawul yar zal bu'dil wahid, al islam la yar bi zal bu'dil wahid. moo tax suñu boroom xam daan ko wax ni ijtahid ala kulli ilmin tastarixu bihi wala taishan bi ilmin waxidin kasala annaxlu lamma jana min kulli fakihatin xawaalana aljawharayni shama wal asala ashuhdu nuurun mudiun yustadaau bihi alchamu nuurun mudiun yustadaau bihi wa shuhdu yashfi lana al asqaam wal ilala. maanaam xam-xam dafa yaatu lépp loo ci mën a am njariñ la àdduna ak àllaaxira. fexeel ba yéene ja ko lal mu nekk yéene bu sell, fexeel ba nga jëf ko ci anam yu sell ba nga xam te ni ëllëg na nekk njariñ ci yow ak ci àdduna bi ak ci sa société. moo tax ma ni xeeti xam-xam yooyu cours ci daara moderne loolu la état bi jéem. mais li ma bëgg a wax foofu rek temps baa ngi jeex ñu ne ma mooy état bi mu fekkee ay doomi Sénégal ay sëriñ daara ak i intellectuel islamique ñu taxaw di jéem a moderniser daara yi état bi jàppale leen teewul état bi musul tëju def dara. bañ nañ ko dañoo approche participative inclusive. yaakaar naa ni ñi fi toog yëpp daan yëg ni inspection daara yi liggéey xam nañ ni amul benn document ci modernisation des daara, amul benn activité bu ñuy def lu dul dañuy woote. xëy na nag ndar dajul suuf daanu dajul suuf mais li wóor boor mooy ñi fi nekk ñëpp ci taabal ji ak ñi ma gis ci salle bi ñëpp ñu yàgg seetlu ci liggéey bi ñu def xam nañ ni liggéey boobu diis na diisaay boo xam te ni xeeb nañ ci suñu bopp. ministère bi xeeb na ci boppam lu muy def dafay woote. yaakaar naa ne maam Gora ngi toog je parle sous son contrôle, imam Mbaye ngi toog, imam Xaale ngi toog, amul benn ndaje bu ñu mus a def ngir wax ci loolu ñu seq ak Sénégal yëpp lu dul dañuy woote ñëpp toog ñu àndandoo ci seen xalaat. ma ni projet boobu wala politique boobu di modernisation daara bi ko état bi yëkkatee daf ko tënk ci ñetti jën yu mag a mag a mag. Diop maa ngi yàkkam di waxtaan ak doon ñetti jëm yi mooy li ñuy wax axe stratégique bi ci njëkk mooy programme pédagogique bi. programme bi curriculum daara moderne moo ko tënk ñu tëral ko ci anam boo xamante ni xale bi ci juróomi at ci lay tàmbalee jàng mi bu am fukki at ak ñett gën gaa yàgg fekk mokkal alxuraan fekk xam na yi mu mënta ñàkk xam ci wàllu diine fekk am na compétence yoo xamante ni moroom yi nekk ci école classique daf koy am. loolu la ñu tënk ci curriculum daara moderne curriculum boobu testé nañ ko woo ci borom xam-xam yi ñu validé ko bi ñu paree ñu ngi koy waajee def mise en œuvre mooy li ministre doon wax sànq. incha allahu taala dañu bëgg a démarrer ci 2020 bi pour commencer mise en œuvre vraiment programme boobu. deuxième pàcc bi mooy li ñu tuddee cadre juridique yaakaar naa ñi fi wax lépp wax nañ ko moo di ni état mënul intervenir ci domaine wala secteur bu ñu organisé wul. état mënut a intervenir ci domaine wala secteur bu ñu organisé wul moo tax mu ne te ñu bari wax nañ ko fii yaakaar naa Jim wax na ko fii ñu bari bi ñuy wax dañuy wax ni état bi na jàppale daara yi. état bi loolu la bëgg dafa bëgg a jàppale daara yi mais mun leen jàppale tant que amul charte. exemple ma ciy joxe li may wax ni imam Mbaye xam na ko baax a baax yàgg na ko wax sax actuellement haute autorité du waqf bi nga xam ne état du Sénégal moo ko créé ngir liggéey ci li ñuy wax stratégie de pérennisation ngir bu projet yi jeexee état bi jël en charge lu jëm ci daara yi leen jàppale. projet boobu ñoo ngi liggéey actuellement ci décret bi war a wane ni. lu génne ci waqf boobu maanaam li ñu bëgg a def parce que am nañu benn projet waqf bam te nii ñoo ngi ko bëgg a tabax fii ci école ancienne école bu Amadou Alassane Ndoye ak fii kii nekkoon STP curriculum terrain boobu état bee ko joxe. architecte bi indi na plan bi mu war a nekk 16 étages mais dañu war a def ci wàllu yoonal la fay génne xaalis ba fay génne ci daara yi la jëm mais amaguñu texte bu wane un texte législatif pour ñu viser. décret boobu ba léegi amaguñ ko maanaam li jëm ci daara yi kenn mu leen ko jox ci budul charte. ancien ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam daan wax ni mën naa jël sama poos dimbali daara waaye poosu état mënuma ca jël jox daara lu mu jaar assemblée nationale te loolu charte moo koy maye. kon cadre juridique bi li ñu ci bëgg mooy fexe ba daara yi organisé wu ñu xam kan mooy Serigne daara. xaalis wax na ko léegi am na rax ci mbir yi wax ne bokk ci dañ ko war a dindi wala ñu taxaw jàngat ko. kan mooy sëriñ daara kan mooy jàngal taalibe kan mooy taalibe lu ñuy jàng ci daara ku bëgg ubbi daara foo koy jaar yan kayit nga war a wut kay génne daara naka la war a mel état bi buy dimbali daara ci fan la koy jaarale
yooyu yaakaar naa moo ñu wax ay subvention parce que projet de loi bi am na 5 décrets d'application te nii benn bi nga jëm subvention prime ak appui loolu lépp nag état mënu koo def bu dul mu teg ko ci ay charte te loolu bi ñu koy liggéey yaakaar naa ni li sama xarit di wax du liggéeyu ministère liggéeyu sëriñ daara yi la moo tax ma yaakaar ni jar na bàyyi xel baax a baax ñu xam ni projet de loi bi du projet de l'état du projet loi bu état du Sénégal projet bi sëriñ daara yi ñoo ko tabaxal seen bopp dañoo toog ay jataay yu bëree bëri depuis 2016 ba 2017 ba 2018 article ci nekk bu ci nekk ñu waxtaan ba dëppoo ci bu ci sëñ daara yi d'accordul ñu dindi ko sànni moo tax article yi wàññi ko ñu topp ko benn par benn ba li ci des ci ay décret ay article ñëpp dëppoo ci yaakaar naa ne moo wax ma ni la quasi totalité des stations de mètres carrés yëpp dañ ci d'accord man maa ngi fàttaliku 2018 le 5 juin 2018 biñ ko mujjee gaaral premier ministre te président de la République moo ko waxoon ni ko damaa bëgg nga dem xoolal ma lu xew dañoo dikk ñu déglu présenter projet de loi bi pare bi ñu paree premier ministre jox kàddu ña fa teewoon ci ay kilifa diine ay association islamique ay sëriñ daara foofu tam jar na leeral bi ñu doon woote wax dëgg yàlla woowuñu woon ay daara mais dañoo woon ay association yi représenté borom daara yi loolu jar leer la parce que am na benn mbokk bu ma ni ma daara jàmmal kan moo fa teewoon c'est-à-dire ma bëgg a leeral ci occasion bi nii bi ñu doon wootee ndaje yooyu woowuñu woon ay daara mais dañoo woon mbootaay yi ëmb sëñ daara yi ñi ci gën a ràññiku la ñu woote woon yaakaar naa ni ñi ci ëpp ci ñoom bu dee 100 la ma ni 99% yëpp dañ cee d'accord bi ñu ci d'accord itam ci la premier si wax ca jataay ba mu ne gestu ni Maxime boobu maa ngi toog ci ginnaaw ministre mu ne Maxime dañ ko programmer demain conseil des ministres parce que man président waxoon dama la xool lu xew mais li ma gis dal sama xel ngir wane ni ñun li ñuy liggéey ci ministère bi du ñooy tëju ci ay bureau di ko def mais dañuy woote bu ñu wootee ñu jox seen xalaat ñu boole capitaliser fexe ba améliorer ko génne ko pour liggéeyal daara yi loolu yaakaar naa ni ci mooy ñaareelu pàcc bi ñetteelu pàcc mooy nu ñuy fexe ba jàppale daara yi ci wàllu environnement physique bi ñu fex ko améliorer sëñ bi xam naa waxtu wi jeex na mais li may jeexal mooy nga may ma ko benn minute ma wax tuuti ci force yi waxoon parce que mooy lubbul mawdu dañu wax ni thème boobu maanaam politique de modernisation des daara am na ay force bu njëkk bi mooy la forte demande d'éducation coranique loolu mooy première force bi sénégalais ñoo bëgg daara ñoo koy laaj ñoo ko bëgg seen bopp beneen bi topp mooy la volonté manifeste de l'État d'accompagner la modernisation des daara mooy deuxième force bi léegi ma tëb ko dem ci des parce que comme que mënu ma lii lépp bu dee ci limites yi bokk na ci lenteur yi am ci mise en œuvre bi procédures yi ci suñu partenaires yi procédures yi ci waxtaan yu yàgg yi parce que projet de loi par exemple 2010 ba léegi ñoo ngi waxtaan fukki at 2010 ba léegi ñoo waxtaan wi yemul ci projet de loi bi mais dem na ba ci décret yante nii kenn ba maam góor wax na ma ni ma c'est la première fois ay décret ñu koy partagé c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ay décret d'application ñu koy partagé di ko valider ngir bëgg rek lu yëpp am consensus bokk na ci faiblesse yooyu itam mooy état ba léegi amagul benn interlocuteur unique parce que association yi bari na te bu kii waxee lii tey bu ëllëgee ki wax lee ñaare loolu tam bokk na xam te ni dañu ko jàpp comme ay faiblesse l'absence de financement adéquat c'est-à-dire li ñu soxla ci xaalis te ça s'explique parce que tam état bi xaalisam bu koy dugal da koy dugal foo xam te ni ay charte tënk na ko mu leer loolu bokk na ci faiblesse yi ma tëb ko dem ci opportunité yi bi ma ciy tudd rek mooy daara yi état bi am nay partenaires yu ko jàppale loolu opportunité la danaa dégg imam muy wax ni am na partenaires yu bëgg jàppale Sénégal ci daara yi waaye dañoo jàpp ni bu amul loi ñi mu ñoo ñëw bu amul loi bu koy tëral ñi mu ngi ci dugal seen loxo pour ci wàllu opportunité yi dama koy tënk jël ci ñaar rek ma ci ko wax mooy daara yi mi ngi màggaay bu rëy te sénégalais yi bëgg nañ ko yooyu bu ci nekk tënk naa ko ay points yu leer la ci force faiblesse limites yi ak opportunité yi incha allah document bu ko bëgg mën ko laaj sëñ Xaadim maam Cheikh incha allah mu jox la ko li may jeexale rek ci lay jeexale maa ngi jégalu baax a baax ci temps bi parce que li ñu préparé woon ëpp na lii mooy wane ni man li ma jàpp expérience may ma ko moo di ni sénégalais yi
bëgg nañu daara moderne bëgg nañu njàng alxuraan bi développé te loolu yàlla subhaanahu wa taala moo ko garanti kenn mënu ci dara inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizun kenn mënu ci dara man li may jot ci ay chercheurs ñuy ñëw jaax Sénégal la mu fa xew jamono ci ginnaaw dafa am benn recteur benn université bëgguma koo tudd bu nekk ci réewi arab yi mu ne dafa bëgg ñëw Sénégal gëstu lu fi xew parce que dafa gis étudiants yi ku ñëw rek mokkal alxuraan en 2017 ànd naag monsieur le ministre ñu visité ñaari daara fii ci Ndakaaru ñaari daara biir Dakar daara bu njëkk bi am na 1500 taalibe ñëpp nekk ci condition yu baax di jàng te kenn ci yalwaan kenn tilim taxu ci limu ñoo ngi liggéey bu rafet di mokk alxuraan benn daara bi am na 1500 apprenants yoo xam te ñëpp ay jigéen lañu muy daara Adja Binte Thiaw ak daara Mouhamed Niang bu dëbbuun bu ñu génnee suñu le chef de cabinet dafa ne waa Sénégal te ñëw tëj école yi ubbi daara yi benn yoon secrétaire général ba ni ko ginnaaw moom la réew mi bëgg lu ñu ci man lii ñoo ko dund benn suba ci biir Ndakaaru te actuellement la dernière étude bi ñu def Sénégal ci daara yi biir Ndakaaru am nañ ci 1006 daara biir Ndakaaru loolu 2016 doon ba léegi te wóor na ma ne yokku na pour wane ni Sénégalais yi ñoo bëgg daara yaakaar naa ne état bi jot na mu jàppale leen waaye jàppale dafa laaj mu teg ko ci ay charte yu leer maa ngi jéggalu bu baax a baax ci maa ngi ci 1500 ca Touba ak 127000 talibé exactement moo tax bi ñu mujjee woote rek sélection daara yi ci paquet bi ñoo ngi bëggoon téeméer daara ñu am 1400 demandes ay daara actuellement ñëw ci deuxième phase bi amagoon nañu 1089 demandes pour am ay di bëgg ay daara moderne ki dëggali sëñ bi wax ni fi mu nekk ni daara yaa ngi tasaaroo Sénégal ñëpp bëgg alxuraan léegi nag problème bi des te ñu war koo gën a càmbar di ci woo ñëpp mooy naka la ñuy fexe ba daara moderne yi préserver cosaanu daara fexe ba ka fa génne nekk jullit bu mat jullit la ka daan génne daara démb di mat ak naka la ñuy fexe ba compétence yi mu am ci moderne fexe ba maanaam adduna du ko raw àllaaxira du ko raw yaakaar naa ne loolu mooy la grande problématique bi am te ni tey il faut que ñu liggéey ci fexe ba daara des di daara la mu safoon saf ko ka fay génne mel na mu daan mel ba pare nag jamono du ko raw yaakaar naa loolu mooy la grande problématique moom ñëpp lañ ci war a liggéey maa ngi jégalu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Marlo li mu wax ni siècle bi diine mooy dellu si mu koy confirmé ba mu joxe tegtal ya dañ ne boo demee Sénégal xale yu bëree ci Sénégal yi dañuy mokkal Alxuraan karim kon loolu yal na yàlla yeggale kon ñu jox al imam Adama Seck mu bokk ci taxalaf bi di kilifa di borom xam-xam ñu xam ci tool bi mu ñëwoon ni ci melokaanu sëñ daara nan la war a mel yan bagage la war a am pour mission bi mën koo réussir mën ko accomplir ci façon bu rafet professeur jërëjëf tafaddal bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi allazi ixtaara min ibadihi aqwaman sharrafahum bi xamli kitaabihi wa faddalahum ala man siwaahum bi qawlihi taala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين القائل أحب العباد إلى الله تعالى بعد الأنبياء والشهداء المعلمون وما في الأرض بقعة أفضل وأحب إلى الله تعالى بعد المساجد من بقعة يتلى فيها الكتاب أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ذوي الرضوان والتمكين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara xam naa fi ñu joxe kàddu gi moom danañ jéem a baral suñ kem kàttan ndax bi ñu seetloo toogu yi yëg nañu ne xaw naa wàññiku lëf kon li muy tekki rek ci ku dégg wax mooy loo gën a mën a tënk rek ndax ñu mën a teel a yeewiku loolu lay firi kon ñu ngi nuyu kilifa yépp di àbb sunu mag sunu kilifa inspecteur Babacar Samb ak ñi ko jot a jiitu gannaaw ba ñu rafetloo seen xam-xam yu am solo yi ñu fi génne fi ñu jot a jaar ci nuyoo ak sargal ak ndokkeel mbokk yi nga xam ne ñooy waa AIS waaye kilifa yi fi teew yépp ñu àbb ko rek su ko defee ñu
jottalee ko sunu nuyoo ak sunu sargal ak suñu ak cant comme fukki minute ak juróom la ñu wax xam naa ni lu néew la par rapport ak li ñu préparé woon ndax waraqa bi comme ni mu ko waxee biñ ko bindee envoyé nañ ko waa AIS jox nañ ko sëñ Maam Cheikh waaye jàpp naa ni li ñu ci waajaloon mënuñu ko fee yebbi ndax du xaj ci 15 minutes yi ndax bu fekkee tomb buñ ci toll dafa laaj ay tafasil laaj ay explication pour mu gën a leer kon day jafe pour ñu mën a tënk lépp ci kayit gi waaye kon alhamdulilah xam naa li ñuy jeexale mooy suñu recommandation ci fin bi dañuy ndokkeel bu baax rek mbooleem ñi nga xam ne wax dëgg yàlla sonn nañ ci bisub tey bii ci waajal ko ay weer yu bari ba niñ ci egsee te ñu ngi leen doon topp wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax lii ahlul quran lañ ko defal réew mi yëpp lañ ko defal waaye dafa mel ne ñi yëngatu ci secteur bi ñoom ñoo ko moom kon amel nañ leen njukkal bu baax a baax di wax rek la Cheikhul Xadim radiyallahu anhu waxoon ci képp koo xam ne yaa ngi sonn ngir téereb yàlla bi da nga am defarug tey am defarug ëllëg kon yàlla na yàlla fàggul leen ci loolu nga xam ne moom la waxoon ca baytamoo ba mu naan wa huwa alkitaabu alladi man kaana xaadimuhu zaka lahu al ilmu wal amalu wa chiir yal na leen ko yàlla defal te defal ñu ko ñun ñëpp xam ngeen ne tomb bi ñu joxoon mooy mudarrisul quran al karim fi Sénégal al muwasafat wal muahilat daanaka nag booy seet liñ fi doon wax lépp li ñuy tuddee la ca ëpp solo wala boog ki ñu war a jàpp ni daanaka liñ fi doon wax yëpp pour mu mën a sotti ci kaw loosam la gàllu mooy sëriñu daara bi kookul kon am na nuñ ko war a waajale am na itam foo xam ne fa la ko société bi di xaar ngir li ñu bëgg ci moom mu mën koo sottal mu mel ni liñ ci bëgg a dikkee nag am na ci lool dañ koy tënk ci ay baat yu gàtt ndax muwaasafaat yi dafa am muwaasafaat fitriya waaye am na lu ñuy tuddee al muwaasafaat at tarbawiya am tamit lu ñuy tuddee al muwaasafaat al maarifiya nga xam ne mooy yóbbaale mu ahilaat yi ñu doon wax loolu pour nga tënk ko dañuy wane rek ni ki nga xam ne moom la ñuy tuddee ab sëriñu daara dafa am ay melokaan yu ñuy xaar ci moom am yoo xam ne itam kenn waru koo gis ci moom mu mel ni bu ma doon tënk damay wax rek ni am na ci loo xam ne nag nañ bàyyi xel ne sëriñ daara bi laata muy nekkub sëriñ daara nit la d'abord te nit ci ni ko yàlla mooñaale ci ay cëram ku ne xam na ni su fekkee yàgg ñëpp a yem lu dul xanaa lu néew moo leen di wutale ci kem seenu góorgóorlu ci jaamu yàlla nañ bàyyi xel ni mu mënee defar lu rafet def lu baax noonu la mën a defee itam ay njumte ci biir liggéey bi nga xam ne moom lay def loolu lu mat di sóoraale la ndax maanaam nit mën naa bañ a judduwaale mbaax gi ñëpp di séentu ci moom waaye mu di ko liggéey ba yàlla dimbali ko mbaax googu ganesi ko kon foofu rek la ñuy xaar sëriñu daara bi kon li war a jiitu ci moom mooy pas-pas bu leer te wér bu dëggu moom lay war a njëkk a liggéey ci moom sëriñu daara bi bu loolu jàllee li ñuy tuddee al ixlaas muy sellal li may wax yëpp yu biire la nag loolu tamit dañ koy xaar ci moom di ko séentu ci moom li ñuy tuddee rafet jikko moom itam dañ koy xaar ci moom waaye itam nag xam nag nan lay mu daarante ak ñim koy séqal ci ay parents d'élèves ak ci ay dongo ak environnement bi itam lu am solo la sëriñ daara bi xam ko beneen bi ci des duma indi nag ci ay yàlla def na baax bu ngeen ko xoolee di nga xam ne am na ay maraja du jar ñuy indi leen lu nekk la mooy cëslaay la ca fuñ ko teg parce que buñ ko doon indi tey du ñu fi jóg beneen bi
boo ñëwee ci muwaasafaat maarifiya yi sëñ daara bi dafa war a nekk koo xam ne benn dafa mokkal alquranul karim mokkal gu wér waaye dafa war a nekk koo xam ne kii itam nag li ñuy tudde jawda ci mokkal gi daf cee war a ànd maanaam nekk xaafiz mu jawwit ndax loolu la ñuy xaar ci moom ndax war a til quran tartilan ba ko sunu borom di wax loola la ca jublu du jàngi alquran rek na nga ko toxalee ca fa nga ko jëlee déedéet dafa am ay shurut am ay dawaabit am ay ahkaam yooya ngay sàmmanteeg moom beneen bi ci des war naa peeg itam li ñuy tuddee al ahkam al shar'iyya al asasiya bépp sëriñ daara daf gannaaw ba mu wottoo alquran yàlla dimbali ko itam ba bu ko jàngee ñëpp xam ne rafetle na ko dafa war a dégg sharia beneen bi ci des itam war naa am kattan ci fexe am li ñuy tuddee ay dawaafi' maanaam loo xam ne da koy dimbali ci liggéey bu am solo bi mu bëgg a def taxawee ko ci njaboot gi loola gën ko koo jàpp ndalal te loolu yu bari la waaye comme ni ma ko waxee rek pour bañ a nu mu tëddee temps bi beneen bi ci des tam war na am li ñuy tuddee al maarifa al amma parce que dafa war a am li ñuy tuddee al thaqafa al amma dafa war a am culture générale moom sëriñ daara bi beneen bi ci des war naa fexe ba iktisaab wa tatwir maharat tadrisiya fu mu toll war naa xam fu àlluwaam toll ci métier mi mu yor mu di ci gën a xereñ di ci gën a góorgóorlu di def ay effort ba am loo xam ne moo koy dese mu mën koo mottali ci lu ndaw ñu ngi may signaler ne 5 minutes ci des beneen bi ci des mooy war naa xam itam ndax ku ne xam na ni dafa am waxkat yu wax ni doomu aadama ci ni ko yàlla bindee maanaam li mu mën a teewlu cim xelam boo ko doon mesurer wala nga di ko calculer da ngay yëg ni 80% moom lay tollool 40% mooy li mu mën a dégg 10% mooy li nga xam ne dégg nga mooy li mu mën a gis waaye 98% mooy li mu mën a def mu maarasa moom la ñuy tuddee li mu tajriba li nga xam ne daf ko expérimenté loolu nag ay détails la laaj ma wooye ci mu waasafa tarbawiye yi nga xam ne moom la ñu doon xaar ci moom war naa nekk koo xam ne moom sëriñ daara bi ku jox worma la ki muy jàngal ku jox worma ndongo li muy jàngal war naa melowoo itam jikkoy i'tidaal wal wasatiya te mooy xam nan lay séddale kenn ku ci nekk la mu lay jox mu teg ko ci maandute waaye itam at tadarruj fi thawaabi wal iqaab képp koo xam ne kii war na laa njukkal mbaa mu bantal la war na koo teg ci anam boo xam ne bii bu méngoog liggéey bi lay doon ndax mu mën a jur résultat al ibtiaad an mawaadi tuham war naa fexe ba sorele boppam bépp barab boo xam ne bii wala loo xam ne bu ko defee rek mu jëlal ko ak tuuma loola mu di ko daw kem te layal kàttanam war naa fexe ba xam tamit nan lay jaajëfale xale bii góorgóorlu te nangoo mokkal mu di ko neexal waaye ki nga xam ne kii seetlu nañ ne moom kat bari na loo xam ne lii fa ñu koy xaar accès gu fa mu xool nan lay jëflanteeg moom ba mu mën faa agsi war naa mën a nekk koo xam ne ku mën a muñal xale yi muy jàngal la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam ne alquran ba mu ñuy wax naan walaw kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik loolu moom toujours moo koy jàngale war na koo jéem a tatbiq ci gone yi war naa nekk koo xam ne ku mutawaadi la maanaam ku woyofal boppam ci kanamu xale yi war ta ñàng ba gone yi ragal ko ba li ñu bëgg a jàng duñ ko mën a mokkal waaye itam war naa nekk ku maandu ci seen diggante bu mu xool ne diw mii baayam borom barke la kii baayam amut mu wutale leen ci ni mu leen di jàngale ci tënk loolu mooy mu waasafaat yi li ma doon tëjee mooy dawru tarbawi li muallim alquran ban rôle principal moom la jàngalekatu alquran bi dégg nga moom la ñuy xaar ci moom li ci jiitu mooy war naa xam ne kiñ ko dénk muy ndongo bi wala dongo yi ndénkaane la boo xam ne bi sunu borom tabaraka wa taala dina ko laaj ëllëg sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne inna allaha saailu kulli raa'in amma staraahu ahfada aw dayya dégg nga
waaye itam na yëg ne ndénkaane lu foor loolu kat yool bu rëy nga koy xaar bu yowmal qiyaama ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na xayrukum man ta'allama al-qur'ana baatu xayrukum jooju li mu ëmb dafa rëy àdduna ak alaaxira la waaye la an yahdiya bika allahu rajulan waxidan xayrun laka mimma talaat alayhi shams doy na sëkk ci ku dégg diine kon leneen lu mu ko mën a weccee rek lii muy def moo ko gën bi ci des mooy atharu hadihi al muwasafat ala talib wa ala al xalqa maanaam muwasafat yooyu ma jot a junj ci njëlbeenu kàddu yi yan jeexit la mën a jur benn rek laa ciy tudd ndax waxtu wi al musahamatu fi binaa'i jiilin qur'aniyin qawi waaye wa muwatinin salihin maddiyan wa maanawiyan résultat bi muy jur su noppee ci moom su fekkee na mu waroon a waaj na ko waajale ko ay dong yi ñu ko jox bu boobaa la muy jur moom mooy participer na ci tabax génération boo xam ne bii génération alquran lay doon waaye bu dëgër ci pas-pasam am na nag ay gàllankoor yoo xam ne mën na koo tere liggéey bi mu mat fukki gàllankoor ak ñeent waaye du ma ko indi parce que temps bi jeex na mu kon damay daw ñëw ci ndénkaane yi dafa am ay tawsiyaat ay recommandations yoo xam ne bëgg naa ñu noter ko monsieur le modérateur benn bi sëriñ daara yi ñoo ko moom benn bi état bi moo ko moom beneen bi ci des société musulmane sénégalaise moo ko moom bi ci mujj nag AIS moo ko moom xëy na loolu moom xëy na lu ma dib da nga ma ko may ma daanee la ko parce que ay ndénkaane la ay recommandation la bi ci jëkk mooy sëriñu daara yi li ñu leen di ñaan di leen ko dénk mooy ixlaasu niya fi l amal na ngeen di sellal seen yéene ci liggéey bi ndax innamal amalu bi niyaat ñaareel bi rafu saqfil maalumat at tarbawiya fi shatta al majalaat fexe leen ba jéem a dolliku ci ay bagage ci xam-xam ngir kat foo toll rek bu fekkente ne nekkoon nga ak say nawle buñ la xasee wan ginnaaw romb nañ la kon del góorgóorlu di yëkkati sa niveau beneen bi mooy as-sabr fi xidmati al-Qur'an te mooy ñuy muñ ci liggéeyal alquran ndax dañoo jaayante ba ñëpp tànn ay commerce ñee di tànn leneen yéen jàngale ngeen tànn kon lépp lu leen ci gaar na ngeen ko muñ te yàlla tax bi ci mujj mooy ibtigaa mardat ar-rabb ala al-makasib ad-dunyawiyya li ngeen di def it payuk yàlla ak ngërëmam gi nga xam ne moom moo ci war a juddoo gannaaw bu ngeen ko sellalee na leen doy walis poñitum àdduna dawla bi liñ ko di dénk moom bi ci jiitu muy état du Sénégal dañoo bëgg mu yeesalaat kóllëreem alaaqaam wala ahd bi nga xam ne moo dox digganteem ak daara yeesal gi nag mën naa tukkee ci sëriñ daara yi waaye mën naa jóge nag ci état bi ci boppam maanaam wasaay li laa bëgg a wax yan jumtukaay lay war a mën a jëfandikoo ba en tout cas diggante relation entre daara moom ak nu mu tati ak état moom na mu war a mel dëgg des na kon nan lañ koy taj nan lañ koy yeesale loolu ab recommandation la boo xam ne bi ngi jëm ci état waaye war naa maandu ci jàngalekat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee jàngalekatu alquran ak ñi ñuy tuddee jàngalekatu tubaab nan lay maandoo nag ci ñoom seen diggante ndax kenn ku ci ne ma nga lay jox la mu la war a jox te ñu yem loolu ab laaj la ñu koy ñaan itam i'adatu nazar fi l qanun al asasi lil madaris maanaam war nañu xoolaat qanun bi nga xam ne projet de loi bi ndax fi mu ne bari na sëriñ daara yoo xam ne boo tuddee projet de loi ñu defee ne jaanum ñàngoor la bu ne ci ruq bi di dëgmal si leen yàlla xam na ne noonu lañ ko jàppe waaye nan la ñuy def ba li fi kilifa yi baax yi wax léegi muy état fexe ba organiser waat daara yi teg ko ci yoon qanun bi dama jàpp ne ñun ñi ci doon liggéey xam nañ la mu ëmb waaye nan la ñuy def ba ñi ko ragaloon ñeme ko mooy ñu fexe ba organiser waat loo xam ne lii dana xamu nu ñu koy tudde waaye daal dana mën a fexe ba ñi ko ragaloon ñeme ko su ko defee nag ñu xam ne léegi gannaaw état nee na mënut a jël kopparu nguur gi di ko def ci daara lu dul ne loi moo ko may kon nan la ñuy def ba yombalal ko loolu jar naa def ay liggéey beneen bi mooy waqf bii ñu fi tudd léegi ne dañ ko def ngir daara yi maanaam ci penc mu mag fii ci xolum Ndakaaru man ba ma tàmbalee dégg ñu naan ñi ngi koy waaj a tabax ak léegi yàlla xam na ne ay ati at la lan mooy gàllankoor bi li may wax nii léegi mu bëgg ëpp na juróom benni at te saa yu ñu dajee rek ñu ne am nañ waqf boo xam ne bii daara yee ko moom mi ngi ci xolum Ndakaaru waa kañ la ñuy tàmbali teg pose première pierre bokk kooku recommandation beneen bi mooy nañ ñu dimbali ci projet PAMOD bi moom itamit
ca jamonoy Karim Wade la woon keroog ba ñuy woote fii ci xaw ma ban hôtel la woon waaye ci hôtel yi uuf géej gi la teewlootu ma xam ma Radisson la xam ma ban la ci keroog man fekke naa ko te li ma lay wax nii mi ngi bëgg a mat fukki at laa la wax de ndax ba fi Karim jógee léegi defe naa mi ngi bëgg a mat fukki at ah voilà keroog ba mu ko wootee ci weeru koor man fekke naa ko ca la ñu njëkk a waxee ne 14 milliards yi ñu doon tudd te gars yi naan ana ñeentee ca des ñu naan dañ ko téq yóbbu ko ca plan tàkkal te yooyu jamono la woon mu des fi fukki milliards waaw ba fi may wax yow nii liggéey bi tàmbali na waaye mënuñoo fexe ba mu àgg nan la ñuy def nag ba accélérer liggéey bi lépp pare ñu inauguré ko loolu sëriñ daara yi soxla nañ ko parce que nee nañ daaraa ko moom beneen bi mooy ci recommandation yi ba tey ci wàllu état am na programme ni ñu koy tuddee social waa jeexal na li ay recommandation wala ma arrêté gis nga CMI daara nee nañ faj dongoy daara yi sëriñu daara yi ak yaayu daara yi ko tax a jóg nan la ñuy def ba yaatal leen ci pour ñu mën leen a enrôler loolu ba fi mu ne blocage am na ci ñun xam nañ ci dara nan la ñuy def ba boole leen ci mais programme yi nga xam ne PIDC gis nañ ni ñu koy réaliser ci biir réew mi mais lu tax ba impliqué wuñ ci waa daara am na beneen programme bu ñuy tuddee nañ koy tuddee ci délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale mais ñooñu am na ndimbal yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy jëmale ci ñi ñu jàpp ne ay ñoom ñooy couche bi gën a vulnérable ci réew mi te sëriñ daara yi ci la ñu bokk te gisaguñ ci seen bopp nan lañ leen ciy impliqué jot na sëkk ñu boole leen ci bi ci yi ci mujj nag moom mooy li ñuy tuddee créer nag ay centre yoo xam ne yi wax dëgg yàlla dañ koy ñaan parce que coowal yalwaan mi lëmbe na lool fi mu ne nee nañ ñu ngi waaj a yëkkatiwaat sax ni ñu koy tuddati projet boobu pour xool gone yi taxawaalu ci mbedd mi dañ leen di génnee ci mbedd mi waaye damaa bëgg ñu bàyyiwaale xel bu ñu leen génnee ci mbedd mi fan leen di dugal ba noppi ñu lijjanti ko ndax ramas gone ay téeméeri gone yóbbu ko centre gi nit man centre yi ma ci xam matul ñaar mbaam ñett weesuwu ko ay téeméeri gone nga ramas leen ba noppi te amoo foo leen def ñun amoon sax ay propositions yi ñu leen ci defaloon yoo xam ne yaakaar naa ni bu fekkante ne jariñoo en tout cas defar ay centre yoo xam ne yi lu mel ne fédération bi tey jii bu ñu ko dénkoon jàpp naa ni wet googu moom li ci wàllu daara moom dana réglé wu bi ci mujj nag moom mooy ma di ko tëjee société sénégalaise bi maa ngi leen di ñaan bu ma waxee société sénégalaise musulmane nag mooy jullit ñi nga xam ne alxuraan saf na leen te ñu bokk ci xuddaamul quran du sëriñ daara bi rek ay xaadimul quran de képp koo xam ne yaa ngi jël saw ñaq di ko tàbbal ci daara di dimbali sëriñ daara yëgal ne xaadimul quran nga ñoom ñëpp nag dañ leen di ñaan ndoy daara yi ñi ngi organisé wu ndànk-ndànk nañ leen xool nan leen ji mën a tafil seen i adwaar maanaam seen rôle yi ñuy joué nan lañ leen di organiser waat ba nga xam ne dana gën a tege ci yoon ngir liggéey bi ñuy def mu mën a gën a jur njariñ waaye itam iqaafu cheytanati daaraat fi wasail al i'lam yëg nga ni ñuy diaboliser daara fi mu nekk nii lenn ci journaliste yi yàlla xam na ne léeg-léeg da ngay dem ba yàgg doo bëgg def lu dul rek toog ci sa ruq rek def say tabatee daa dog yu doy yoo xam ne ñi nga xam ne wóor na leen dañoo songu daara nga ñaan yàlla rek ñu xëy rek jóge fi la koy waral mooy ñoom dañuy tilimal teru daara te li daara baax la duñ ko wane mel na ne daara amul lu baax loolu tamit ñu ngi koy naqarlu société bi ñu bàyyi ko xel bi ci mujj moom mooy nu ñu koy tuddati ñu ngi leen di ñaan ñu créer benn fondation boo xam ne dañ koy organiser ñoom seen bi ku ne xam ne ni sëriñ daara yi bari na ñu leen di dimbali te ay muhsinuna lañ leen di tuddee ay mutabarri'un waaye loola ñuy joxe di ko maanaam de façon très dispersée nan la ñuy def ba organiser ko ci benn fondation boo xam ne day nekk mu assasa xayriya wataniya loolu tamit ñu réfléchir ci yaakaar naa ñoom bàyyi defal yàlla yi war nañ cee mën a xalaat ay yes nag benn tomb rek laa leen di yóbbante mooy lu mel ne multaqa bii dañ ko tuddee al multaqa al awwal n'est-ce pas damay ñaan nag ñu créer benn comité maanaam lajnatu taqyim wal mutabaa li hada al multaqa xam nga lan laa ci jublu parce que damaa seetlu ne ñun bari na ay forum ak séminaire ak symposium ak ab nañ turu tubaab yi ba fi mu ne deseetuñu benn saa yi ñu ko organisé tënk ay mbir yu ama am solo ci ay këyit bu ñu fa noppee keroog maanaam déwén ca waxtu wañ ko fa defee woon la ñuy dellusiwaat naan dañuy jéem a xool ba xam fan lañ toll ca yëf yi mu am na dafa waroon na am benn comité de suivi boo xam ne da koy topp ren ba déwén bu ñuy def 2e édition ci lu mel ne multaqa bi bu boobaa ñu wax ñu nag liñ fi jotoon jëlee ci ay recommandation fan lañ ci toll ndax am na njariñ wala amul njariñ su amul njariñ jar sa woote maa ngi jégaluwaat ñëpp wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah